micro yi presque ñu ngi wax ne micro yi moo liwul trop. Modou moo yëkkati gën a jege gën a yëkkati kàddu bi aussi. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp ci sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii ligue lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel. ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci violation ba tax na nañuy xoolaat suñu communication bu baax a baax nu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bari trop te violence amul lu muy defar buñ nee Sénégal ne pays de la teranga bi suñ biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di waxaa jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee nañu xoolal seen comportement bu baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu la. combat bu nekk am nga ko fi. tàkkusaan bu nekk am nga ko fi. mais tension bi ñu sentir ci combat bi dafa mel ni dafa jéggi dayoo. lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yaag Balla Gaye métti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii di naanandoo ataaya ak bokk benn bool li ci lekk. mais damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais su ma juumul ñee est-ce que jëluñu lu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah non du suñu amoo ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali leneen lay doon mais xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon proto introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal. boo xoolee signature contrat yi ñu woote yëpp mooy bi ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañuy gis ne Modou Lo moom mooy mujj a ñëw lu ci ëpp coow li ci moom rek lay mujjee quoi. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi ñuy dem boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkal muy lig ñu ngi toll fu ñu toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow. ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw ñu mujj a dem affaire yi xat ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer di jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé bañ def naka surul noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu teggeeku mais nag du ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf alors mais keroog bi muy ñëw. waaw mën nañ après ñu def suñu gars yi mën nga garder micro. waaw parce que Luc il faut mu sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement muy am genre détail yi quoi ñu ngi fàttaliku ca Mbour la fa xewoon Radisson la fa xewoon
saa yoo tëggee daal day am tulleeg màlli day am coow day am fitna loolu ci yow la gars yi sax dem nañu maanaam li dafa mel ni moom mooy provoquer lu di mel pour que événement bi mu mën a jaayu mais day tombé rek tombé moo waral ay gaaf lan moo tax Luc Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow la wala lu mu doon. waaw jërëjëf Malick tey nag damay leeral lu bare làmb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mboor Ngeer tëgg ay Mbay Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah rabi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw Luc respecté tul amateur yi du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan ne man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire lamb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp lamb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekkee ne lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul paase làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waaw loolu leer na am na ñu jot a bindu pour samp seen laaj. mooy suñu terme bu Pikine arène nationale est-ce que jàpp ñu woon foofu dafa jege Ama Baldé de trop ba tax tey coow li nga xamante ni moo jur li tey mu am. deuxième question bi mooy Modou Lo tey ñu ngi lay ziar di la bëggoon encore gis nañu aussi y a roi des arènes mais tey jii say supporters ñu bëri ñu ngi naataange ndax combat bi dina am tey lan ngay rassurer say supporters ak lan ngay wax askanu làmb maa ngi ziar ñëpp di bëgg Modou mën nga tontu d'abord. waaw comme li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ci jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbuñu ci ak jàmm ak salaam di wax supporter yi rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen mbër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax na daal. waaw Malick xam nga il faut que ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yooyu su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def ko face à face su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaines de millions du ay fo contrat laa seq ak ñoom dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci nele wala boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma la wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ji ci jàmm ak salaam bëri ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel
nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow du ci am incha allah. ma am ñaari question benn Modou benn Luc Modou sama question mooy que ni dégg na ñeent say supporters ni école de lutte ba xaw ko fàtte da nga xaw a féete ci wala seen académie jàmbaar ba ñu bari gisatul la ñu bëgg a xam loolu lu ko waral bi ci des mooy Luc ñu bari tam ñu ngi sikki sàkk naan combat bi ndax mën na am arène nationale wala dañ koy yóbbu léegi pour cela ci loolu boo ci mënee di leeral exact fan lay am. Modou tontul waaw comme li nga wax jàmbaar wrestling Rock Énergie Parcelles mbooloo yëpp écrit yu nekk Parcelles man benn laa ko def parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk Rock Énergie te papa moo amoon combat bu jàpp ñun ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñu dem foofu di ko jàppale mais Rock Énergie la ñu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëre bu soobee yàlla. contact yi yaa koy def ak waa Rock Énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu Lac Rose rek Parcelles gisatu la. non man chaque jour que jëfee man maa ngi Parcelles fa laay ñëw di entraîner quoi ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi duñu yaakaar moo ñuy may dam ñoo ngi ci incha allah lépp étape par étape la bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demat feneen rek la ñuy def loolu incha allah. Luc mu ne il y a des doutes arène nationale attan na combat bi wala attanu ko wóor na ñu def ko fa wala wóorul. ndax yaakaaroo ni ñu ubbi Léopold Senghor solution la baa nga yóbbu ko feneen. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëri arène nationale. parce que keroog gis nañu billets yi je pense 5000 francs dañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañu dëgg parce que publicu làmb xëy na. doole yi yemuñu bien que damay gis ay artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay daju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu ne billet 10 000 francs billet 25000 VIP 100000 kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñooñu. donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe 5000 francs ci mbër yooyu fay ay 150 160 millions je pense que war nañu xoolaat mbir mi mooy man xam naa ne combat bu xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase feesal nañu arène nationale moom mii wóor na ko ci combat bi bu caaxaan passé dëgg des ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène nationale léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël li ñu mun mooy def suñu liggéey bu dee arène nationale moo fi sës itam ñëpp na leen leer ne billet yi moom du yomb waaw billet yi moom du yomb moom waaw donc loolu daal moom moo ci nekk mais ñu doon suñu sago ñu ngi ñaan état du Sénégal ndax aussi jeunesse am rek la am population am rek la am ñu leen di ñaan solennellement ñu def exception bil ñu Léopold Sédar Senghor ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na duñu mun na dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. réussite totale. voilà loolu daal la ñuy ñaan incha allah. Baye Djily Wassare. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp nekk sa tur ak sant Modou sëñ Fallou li am benn question rek pour sëñ Fallou ñu bari ci amateur yi comme ni nga ko waxee léegi xalaat nañu ne combat bu toll ni Modou Lo ak Ama Baldé xajul arène nationale. waaw am na loo xam ne moom ma ne ko waxu mbër la jaru sax di tontu quoi su ma demee bay ragal góor waxuma la mbër de su ma demee bay ragal góor ma xoolaat sama bopp waaw. bu muy wax nag ay combat bi ku mën a ko ay yooyu yëpp ay waxu mbër la rek day wax pour xumba rek quoi mais géew ga bu ñu tëjee saa ay barrières yi ku nekk xam nga sa morom yàlla baax nañ yàlla may talak fekk rek incha allah wax ji moom jaru muy bari comme jëf war na moom wax jaru muy bari incha allah.